yow mu arafa nag mooy juróom-ñeenteelu fan ci tabaski yu bari nit ñi dañ ko ci wax ndax mooy bis bu waa Màkka taxaw arafa wala waaye réew mu nekk wala barab bu ne sa juróom-ñeenti fan ci tabaski mooy yow mu arafa ña nekk Màkka bis ba ñuy taxaw mën naa wuute ñeneen am na ñu leen di jiitu am na ñu leen di mujj waaye li borom xam-xam yi saxal te mooy li dëgër li lëng ci waxee mooy réew mu nekk sa yow mu arafa mooy sa juróom-ñeenteelu fan tabaski kon loolu daa war a leer nit ñi ñii wax ne mooy dañoo war a ànd ak ñoom bàyyiwuñ xel ne am na jullit ñoo xam ne jamono yi ñuy taxaw arafa ñoom ñu ngi seen guddi boo waxee ne kon bu ñuy taxaw arafa yow moom nga war a woor kon ñoom dañu woor guddi loolu rek day firndeel ne ndax arafa makaan la ak zaman makaan bi nag benn la Màkka la am foofu rek la nekk waaye zaman bi nag bërëb bu ne dana ko am mooy réew mu ne sa juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski mooy sa yow mu arafa moom lañu bëgg nga màggal ko moom lañ bëgg nga wormaal ko loo ci man ci lu baax nga def ko loolu def ci lu baax yokk ko ci ndax jëfal ci yàlla lu baax moo ko gënal nga jëfal ko ci yeneen bis borom xam-xam dañuy wax ne fukki fan yi ji. jërëjëf sëriñ Mbàkke Abdourahmane Mbàkke Balaye maa ngi lay siyaar bu baax a baax borom xam-xam bu mag bi nit ku baax ku laabiir barke Xaadim Rasuul moom de ab fatwaam du ci fay bor du ci leble te lii mu wax ci yow mu arafa lii moom mooy dëgg moom fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur waaye lii mooy dëgg ndax ñi nga xam ne moom bokkuñu gisandoo weer wi te waa adduna bépp duñ gisandoo wenn weer moom ci adduna bi moom déedéet weer moom ñëpp duñ ko gisandoo moom ndax moment bi nga koy séentu ba gis ko am na koy añ kooku mënu koo gis am na ko tëri am na koy sëlmu doog a yeewu ci adduna bi kon kooku gisu ko kon ñi naan bisu arafa moom ñëpp ko nuróo leeg benn bi nangam coow nu ko lii sëñ Mbàkke Abdourahmane wax mooy dëgg dëgg gu wér waaw du rek fu ñu ko defee ci Màkka rek ñëpp bis boobu mooy seen bisu arafa déet juróom-ñeenti fan ca Màkka mën naa joon juróom-ñetti fan ca feneen su boobaa ñooñaat seen juróom-ñeenti fan mooy yow mu arafa Màkka noonu bëgg tënk yépp ci Màkka mooy ak réer jërëjëf Balaye leer na nañ ci ku bëgg lu leer am na ñoo xam ne moom kenn mu leen wax dara lu leer ci ñoom la ndax ay siisumaan lañ jërëjëf Mbàkke loola bu doon maa ko def du ma ko mës a nettil dama koy denc ba dem bàmmeel rek waaye ñàkk gaa def ak seetaan ma yàlla seetaan ma daj ca la ma ca daj laa xam ne wallahi tilkal ayaamu nudaawiluha bayna naas waaw dama am wóllëre boo xam ne suñ daan def muraajaa damay dem seen kër bu déggee li may wax dana xam bis ñu war a dajee seen kër mu nuyale ma ak benn wóllëreem wu mu dendal mu yor ay pitax ma yàgg bëgg ay pitax ma dem ci kaaf gi di xool ci ëllëg sa ma ñëw di refuser pour ñu def muraajaa ma ñëw dajenteeg ñuy wax ne dañoo dajji kaaf gi sàcc fi ay pitax ma yegg si mu ne ma yow mii ñëwoon nga fi ma ne waaw ñu ne léegi nañ xool dàllam wi booba dàll yi ñuy wax crips moo xew crips ay crips ñu indi ma ba ci wetu kaaf gi fañ këppoon tànk ba ñu tegloo ma mu nekk même talon ba pare tolloo mënuma set waaw ñii di bëmax ñii di doxee ci ginnaaw di koŋ waaw xamuñu woon ne ay dërëm yi la xamuñu ko woon buñ ko xamoon duñ ko def booba waaye xam nga loo xamut ñii di dóor ay bale ñii di sànni potu meew yu nor yi dégg nga jiital ma coow li na kur moo tax ku ma seen ñu jiital ko mas naa koo def defe naa jëwrin sóora dana ci xam dara am na kuñ jiitaloon daaru di ko def lu mel noonu maa gaari samatu def ko ci yóbbu ko gendarmerie benn pa ko ma day jaay parfum moom laa dajeel mu ne waa yéen kii lu mu def ñu ne daa sàcc suñuy pitax mu ne taxaw leen yow foo dëkk ma ne ko maa ngi dëkk kër Alaaji Jong boobu maa ngi ci kër Alaaji Jong mi ñu tuddee sëñ moo daw Balla noo tudd ma ne ko ay dara Mbàkke mu ne ko kuy sa baay ma ne ko sëñ Dame Faty mu ne moom maam Cerno bi rek ma ne war rek mu aalu ne leen yéen waxu leen dëgg kii du sàcc kooku dee ma ci génne moo tax addina dafa bari ay mbubb loola bu doon maa ko def du ma ko mës a nettil dama koy denc ba dem bàmmeel rek waaye ñàkk gaa def ak seetaan ma yàlla seetaan
ma daj ca la ma ca daj laa xam ne wallahi tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naas. képp koo xamante ne dangaa jàppee yoonu murit fecc mumbaay caaxaan waajal ci kanam tuuti dootoo bokk ndax Serigne Touba Xaadimu Rasuul dana yeesalaat yoon bi ndax moom yónni ka ñu yónni woon Moussa yónni woon ko Aïssa yónni woon ko sàmmkatu arab ba ka doxloo woon garab ga waxloo mbëtt ma te suñu borom ni ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la yónni ci humanité bi yëpp mission boobu ñu joxoon yonent bi sall dañ koo jox Serigne Touba ndax yonent yàlla Moussa kenn yónni ko woon ci humanité bi bani Israël lañ ko yónni woon pour mu jëlee leen Égypte yóbbu leen Palestine. Iisaa ibnu Mariam ci waa bani Israël lañ ko yónni woon pour mu wax waa bani Israël temple bi ñu jël def ko place commerce jël diine ji soppi yenn ay nga xam te ni diine dañ ko def commercial. Iisaa ñëw ni leen li ngeen di def baleen ko ñu boole ko préfet bi ba préfet bi bëggoon ko crucifier suñu boobu yéegal ko. léegi nag Serigne Touba Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa doon ñooñu daal di wax ni man maay la dernier sauveur képp ku bëgg mucc àdduna ak àllaaxira sa borom nee na nga ñëw làqatu ci man. léegi Serigne Touba li mu présenté nit ñi pour nit ñi daw làqatu ci moom mooy yoonu murit mais yoon googu mu présenté dafay tegu ci chariatul islamiya tegu ci sunna yonent yàlla Muhammad tegu ci xam-xam tegu ci leer maanaam yoonu murit kenn dootu ko jaay ci ay fecc ak caaxaan déedéet dañ koy jaay ci xam-xam ak leer mooy nga defar sa jëmm bokkul a gis xemmam yoonu murit ndax Serigne Touba nee na képp koo xam da ngaa def wala nga wax loo xam ne nit ki dafa bëggoon ñëw ci man waaye mu xeeb la ba bàyyi yoon bi ci keroog di nga ko leeb man yoon bi ci yoonu murit ci xam-xam lañ koy jaay ak leer mais pas ci ay fecc ak ay mumbaay déedéet Serigne bi dana yeesalaat yoon bi dana ko yeesalaat de lu waaye neex nag na nga def. Tasawuf bidaa la waaw c'est une innovation et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est pas l'instaurateur. C'est ce que j'aurais cru si je n'avais pas lu ce livre qui traite beaucoup de questions du soufisme. Nous allons l'explorer ensemble. Mais avant cela, abonne-toi, partage et like la vidéo. Assalamu alaikum. Imam Zarruq expliquait que la dimension du soufisme peut être définie des milliers de fois. Mais toutes ces définitions reviennent à une seule réalité, l'aspiration à Dieu. C'est le mouvement du cœur vers Allah. Maanaam tasawuf mën na am junni firi mais maanaa bi lenn rek lay tegtale mooy li laaya ji wax fafirru ilallahi daw leen jëm ci yàlla. Et cela ne signifie pas que Dieu se trouve dans un point X et toi tu te trouves dans un point Y. Mais cela consiste à s'approprier toutes les bonnes réalités et se défaire de tous les défauts. loolu moo tax imam Junaydi nga xamante ni si pilier la ci tasawuf mu ne tasawuf du dara lu dut ne yàlla daf lay rey ci sa ñette gi dekkil la ci yàllaam gi te loolu mën nañ ko gën a jegeel maanaam deewal ci ñàkk sutura nga dekki ci am sutura deewal ci manqué nga dekk ci mat deewal ci nay waaye na nga dekk ci tabe lii rek mooy dayoog tasawuf. Et cela nous pousse à parler de la question du thème que développe le tasawuf. Et le thème central du tasawuf n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu et la purification de l'âme. Certains y parviennent par la connaissance et l'argumentation maanaam dina am ñoo xamante ni si dinañ ci àgg ci xam-xam waaye dinañ ci àgg ci li nga xamante ni si mooy tegtal maanaam ñu xam ne yàlla moo sàkk nit ñi moo amal guddi moo amal bëccëg mooy rey waaye mooy dekkil. D'autres y parviennent par l'expérience spirituelle, c'est-à-dire que dinañ dem ba àgg ci li nga xamante ni si mooy jëmmi yàlla gi. Le tasawuf a été bel et bien instauré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu la charia par l'ange Jibril, puis la réalité des connaissances spirituelles. Et cette science fut transmise à Sayyidina Ali ibn Abi Talib, puis de maître à disciple jusqu'aux générations suivantes. À l'exception de Seydi Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu qui a reçu le tasawuf directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. kon da ngay gis ne tasawuf nekkul lu bees lu fi yàgg la lu fi sax la ba woo ci yonent Yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Concernant son nom, les savants ont divergé. Mais le plus important que l'on va retenir, c'est qu'il fait référence au Ahl Sufa, ces compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vivaient dans la mosquée du prophète, détachés du monde, mais attachés à Dieu. Mais quelle que soit l'origine du nom, la réalité est le même, se purifier pour Allah. Concernant l'aspiration du soufisme, elle est unique. Elle ne vise ni la reconnaissance des hommes, ni les états spirituels, ni même les apparences. Elle vise Dieu seul.
C'est d'ailleurs pourquoi Imam Junaidi disait « Si nous connaissions une science meilleure que celle-ci, nous l'aurions suivie ». Et cela nous pousse d'ailleurs à parler du sagesse soufi, qui n'est rien d'autre que forger l'âme et purifier le cœur. Sans cette purification, la science devient sèche et les actions deviennent lourdes. C'est d'ailleurs pourquoi Imam Suyuti disait « Le soufisme est à la science ce que la littérature est à la grammaire ». Le tasawwuf traite des réalités concrètes, la sincérité, l'amour du divin, l'extinction de l'ego, etc. Il traite les états spirituels et les stations. Manam nekul théorie mais lu ñuy dund la. Nekul ay wax mais c'est une transformation profonde, intérieure et durable. Le tasawwuf ne se limite pas aux livres. Il se goûte, il se vit et se transmet. La grâce du soufisme réside dans le fait que son objet est Dieu lui-même. Cette connaissance ne s'acquiert pas ni par lui-dire, ni par accumulation d'informations, mais il s'acquiert par la fréquentation des hommes de Dieu. Manam du xam-xam boo xamante ni si dañ koy am ci liir kese wala ci jot ay information donc mais ñu ngi koy amee ci àndoog ñi nga xamante ni si mooy gaay yàlla yi te mooy waliyu yàlla yi. En effet, le tasawwuf est indissociable du Coran et de la Sunna. Et ça, on en a parlé sur nos vidéos précédentes. Et enfin, on va parler des fruits qui émanent du tasawwuf. Dans le comportement, par la droiture, manam ci sa jëflanteeg nit ñi dañuy gis ne ku jub nga. Dans les relations, par la miséricorde, ci sa jëflanteeg nit ñi ba tey dañuy gis ne borom yërmande nga. Mais aussi dans le cœur, par la paix, ci sa xol dañuy gis ne kii borom xol bu dal la. À la lumière de tout ce que nous venons d'examiner, on peut en déduire que le soufisme n'a jamais été une fuite du monde. Il a façonné des hommes droits, des sociétés équilibrées et des civilisations lumineuses. Ce que tu écoutes ici n'est qu'une porte, une invitation à un voyage vers la connaissance, mais aussi vers ton propre cœur. Univers Soufi, là où le voyage commence par le cœur. ni nga xamee ni mbindum Sëñ Tuubaa mi du ay caaxaan dama lay wax genn xasida gu ñaan jàllibatul maraaxib yow mi jàppee mbindum Sëñ Tuubaa mi ay texte kese yoo xamante ne maanaam daa toogoon nii rek dégg luxatul arabiya toog di tagg yant yàlla alayhi salaatu wasalaam ak di julli ci moom ak di bind ay téere xam-xam yoo xamante ne prose la woon mu koy def poème nga jàpp ni ci dimension boobu layam yaa ngi nax sa bopp. dama lay tuddal genn xasida gu tudd jaalibatul maraaxib yow mi di ma déglu wallahi lazim loo sàggan ci àdduna xanaa nga ñàkk ko jàng téye ko di ko jàng bis bu set nga jàng yàlla boo ci mën a jàng ay lim yu bëri ngay jàng juróom-ñaar ak maanaam say mbokk sax ñoo lay woo bëgg nga bàyyi téere bi parce que téere bi da lay dëddloo àdduna xeet dëddu àdduna goo xamante ne foo ko takk weese na ko ñi muy def ñi koy jàng ñi nekk fi ñi dëkk Dakar même chose bi lay def ñi dëkk Touba ak murid ya nekk Italie ak ya nekk France ak ya nekk États-Unis ak ya nekk feneen waaw loolu nga ne mbindum kase la billahi yaa bëri caaxaan loolu mënta nekk mbindum kase. mbokk yi gis na ñi nekk ci Sénégal di fi créer ay camp d'entraînement yor ay xale di leen entraînement di defal ay entraînement di mbubboo diineeg di mbubboo yooyu bu yowoon nañ ci def très attention li xew ay Mali xew yeneen dëkk yi jombut benn réew te nag ñun duñ noppi danañ ñaan yàlla musal ci Sénégal waaye danañ ko xeex suñu état ak suñuy kilifa nañ ci taxaw. bi ñuy nekkee étudiant arabe di nekk dem ci pays arabe yi am na yenn xeeti làkk yoo xam ne fexe nañ ba am këyitu Sénégal comme coow li fi xewoon bu yàggut boo ànd ak ñoom ci biir sax dem Soudan wala nga dem Égypte ñoom ñooñu bu ñu yeggee seen mbokki làkk yooyu nga xam ne ci yeneen dëkk lañ dëkk ñooñu la ñuy fréquenté dootuñ fréquenté sax sénégalais. bu ñu demee dootuñ fréquenté sénégalais yi ña ñuy fréquenté mooy seen mbokk yi ñu bokk seen dëkk cosaan yooyu bu ñu ñëwee Sénégal nag fexe ba am këyit nag demee bourse Sénégal demee këyitu Sénégal demee passeport Sénégal waaye bu ñu demee seen mbokk ya dëkk ci seen dëkk yu xonq yu nopp yooyu dëkk Afrique fa la ñooñu la ñuy fréquenté bàyyi sénégalais yi di dem ay kii rek léeg-léeg nga xëy dégg ci diw dem na daay sek diw dem na fii diw dem na fee réew mi na ci suñu état yi jóg ñu ne ci réew mi dafa créer ay camp d'entraînement ak ay centre d'entraînement jël xale day jàngal arts martiaux di jël seen tuwéy di ko cëkkal ak nangam 20 ans ci kanam mën nañoo taxaw nekk ay noonu réew mi te réew du ci mën tous te yii fii lay déparé suñu état yi nañ am fulla am fayda li menace bi nga xam ne mu ngi menacé Mali di menacé yeneen dëkk yi ñun ñu nekk ci benn ceinture de feu boo xam ne mu ngi ñu wër na suñu état bu Sénégal def attention suñu ay renseignements généraux ñu gën a bàyyi xel loolu xool camp d'entraînement yi nekk ci réew mi ak xaw ma centre d'entraînement la ak ñooñu naan xaw ma dañuy jàngal xale yi di leen entraîner yóbbu ci àll bi yu jël seen tubéy cëkkal ko di leen wane ay affaire di leen defloo ay self défense ak ay xaw ma ay lan di dóor ay abdolio ay dolio ceg yi dañ ci def très attention mën nañoo wëlbatiku nekk noonu réew mi salaamaaleykum. Dajjal ñëw na te boo dégloo vidéo bi ba mu jeex di nga xam ne Dajjal ñëw na bu fekkee da ngay xaar am Dajjal
muy ñëw yore benn bët physiquement nii nga di ko gis nga jàkkaarloog moom ñi ne la dajjaal a ngi nii yow doo gis dajjaal ba ilaa yawmil abad dajjaal dana la rey ba dugal la safara te doo xam ni dajjaal moo la rey dugal la safara dajjaal ñëw na dajjaal système la téléphone bii nii nga ma tiimee nii di ma seetaan dajjaal la déjà ma résumé la ko dajjaal la moo tax ku mel ni Sëñ Tuubaa est-ce que xam ngeen ni daawul déglu alxuraan ci rajo li may wax nii lu wér la de bu leen ko weddi de laajteel leen bala ngeen maa weddi Sëñ Tuubaa daawul déglu alxuraan ci rajo Serigne Souhaïbou Mbacké Serigne Souhaïbou télé ak rajo daaw ko cautionné ci këram waaye bi mu fi jógee kay nañ gis waaw leneen ak leneen waaw loolu nag loolu Serigne Souhaïbou la Serigne Souhaïbou la Serigne Abdou la damaa nekk rek di wax ci dajjaal buñ dugg ci ay détails nañ jéem a jariñoo lii may wax dama ne leen dajjaal ñëw na ma ne leen bu ngeen dee xaar nit koo xamante ne physiquement nii da ngeen di jàkkaarloog moom pour mën a gis dajjaal pour mën a confirmer arrivé dajjaal yéen dajjaal mën na leen a rey ba dugal leen safara te du ngeen xam ni dajjaal moo leen rey dugal leen safara dajjaal ñëw na benn borom benn bët bi ñëw na système la te système bi ñëw na te agsi nañ fi mooy suñ téléphone yi gis nga Sëñ Tuubaa ku mel ni Sëñ Tuubaa ñun xamuñu ko wallaay lazim ñun xamuñu Sëñ Tuubaa yi yëpp comprendre woon na ko lépp dafa am ñoo xamante ni boo leen waxee ni yonente bi mooy gën ngi mindeef mooy ki ëpp yërmande ci àdduna duñ dafa mel na duñ la gëm te bëri na nga ci rendre compte ci tabaski bu jotee ñu naan la di jàpp xar di ko tëral di ko rendi ak ni mu mettee dafa metti dafa violent jullit nan la mën a defee noonu te dañuy fàttali ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lum ñu jàngal rek mu yéex wala mu gaaw mais jamono dina ko jox dëgg. fan yi maa ngi gis benn étude bu ay allemand def ci université de Hanoï ñuy wane ni abattage bi nga xamante ni moom la musulman yi di def mooy le fait que ñuy égorger amul benn douleur bu muy teg ci bàyyi ma parce que dañuy jël li ñu wooye électroencéphalogramme bi ñuy rendi ñu enregistrer cerveau bi nu muy fonctionner ci ñetti seconde bàyyima bi dee na donc ñi woote woon naan l'islam dafa violent dafa tabaski dañuy massacrer ay bàyyima ak massacrer ay xar étude boobu noonu intéressé wu leen ndax ñoom lan moo leen soxal lan moo leen yitteel mooy noonoo bi l'islam ak mbañ bi ñuy bañ bi l'islam mais étude boobu am na ak yeneen étude yuy wane ni le fait que ñuy étourdir animal bi balaa ñu koy rey balaa ñu koy abattre wala ñu koy masse courant sax balaa ñu koy rendi day yokk ci moom plus de douleur plus de souffrance que ñoom li ñuy bañ di ko tere naan loolu la l'islam di def mooy rendi bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu sax ci yërmandeem bi yaatu ak cofeelam même ci baahima yi ndax moom mooy wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yàlla yónniwu ko lu dul yërmande pour mbindeef yépp mu ñëw ci xadis boo xamante ni benn saxaaba moo ko solo Shaddad ibn Aws wala ñu wooy Abu Yaala mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci benn xadis mu ni inna allaha kataba al ihsaan ala kulli shay mu ni yàlla subhanahu wa taala dafa bind l'excellence ci lépp li jullit bi di def da ko war a def ak xarañte da ko war a def mu nekk lu mu maîtriser ak excellence ak ihsaan mu ne fa ida qataltum boo leen demee bay rey fa ahsinul qitla rey leen ci ni mu gën a rafete wa ida dabaxtum fa ahsinu zibha mu ni boo leen demoon bay rendi na ngeen rendi nu mu gën a avec excellence maanaam da ngeen rendi ak ni mu gën a rafete bokk na ci li nga war gàtt bi nga war a rendi bi warul nekk ci kanamu yeneen moroomam fu ñu koy gisee waroo ko wan paaka bi di ko tiital waroo ko def daal ay
acte yoo xamante ni maltraitance lay doon. donc li ngay rendi yow da nga ci war a boole pas-pas boole ci respect boole ci considération te def ko ni mu gën a rafete donc mu ni wa ida zabaxtum fa ahsinu zibha mu ni wal yuhidda ahadukum shafaratuhu mu ni kenn si yéen bu amee paaka na ñawal paaka bi d'une manière ba nga xamante ni day ñaw ba bu tegee rek day dagg. loolu yëpp lan la ci jublu noppal gàtt bi nga xamante ni moom la ñuy rendi mu ni fal yurih zabihatahu li muy rendi naka noppal noppal li mooy lan rendi ka rendi bu gaaw boo xamante ni du yëg benn souffrance. parfois nag bu ñu rendee ba pare gis que muy fët-fëti ñeneen ñi jàpp ni ba tey dafa violent parce que li nga rendi métit moo tax muy fët-fëti alors que étude yooyee yi allemand yi defoon ak ñeneen wane ne ni moelle épinière bi mooy réagir noonu donc genre réflexe la plutôt que douleur moom dee na bu yàgg mais naka fekk ni ay réaction la yu muy def nga foog ni yow lii nii dafa violent dafa metti donc nañuy bàyyi xel loolu nañuy bàyyi xel di foog ni ku téye paaka di rendi dafa war a nekk nit ku violent dafa war a nekk nit ku soxor déedéet dafa topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ala kulli xaalin nit tànk yaa ngi dund ci kaw suuf il faut nga am gàtt boo rendi pour mën a dund donc ay neema la yoo xamante ni yàlla moo ñu ko defal dañuy xoolaat parfois suñu ay wax te bañ a topp ñi nga xamante ne ay noonu lislaam lañu jubluwuñ ci lu dul yàq lu dul tuutil suñu diine lu dul def suñu image mu nekk loo xamante ni lu rafetul la. abonné leen